mbokk ñi ngi ak président groupe parlementaire Liberté Démocratie sëñ Cheikh Mbacké Bara Dolly di njiitu PDS ci commune bu Touba ak li ko wër sëñ bi ñu ngi lay nuyu d'abord. waaw maa ngi leen di fay Babacar. bisimilah tey jii ñëw nañ fi sa kër nga jël tonnage bu bari muy ceeb ak suukar lu waral maanaam distribution bi. li ko waral mooy dañu nekk ci weeru tedd woo xamante ne saa suñ ci accès rek dañ daan amal ay ndimbal jëmee ko ci li nga xamante ne mooy askan wi loolu nag suñ ko daan def ñun bëgguñu muy feeñ moo waral tey bi nga ñëwee rek ma génne ci ay quelques échantillons rek yoo xam ne fekk nga ko fii pour nga gis ko ndax suñu paree dañ koy sëf dem ba fi nga xamante ne mooy ñi ko yelloo kenn ku ne ñu jox la ko ndax bëgguñu nit ñi li ñuy jëf di leen wane seeni kanam ñi nga xam ne ñoom ñoo koy jël ndax boo dee jëf ci yàlla tax jàpp naa waroo wane nit ki jëmmam ba pare door koo jox ndax loolu day mel ni li ngay def dafay am lu tax moo tax ñun bëgguñoo doxee noonu suñu doxin mooy bu ñu paree rek jox ko ñi nga xamante ne ñoom ñoo ko war a jël topp ñi nga xam ne ñoo ko yelloo kenn ku ci nekk ñu jox la nga xamante ne moom nga ci war a lii réponse la si ñi jàpp ni yow yaa ngi coordonné mais da nga am benn su diggante ak base bi benn distance kon tey lii réponse la pour loolu yow ñëw nga pour yëg leen. mais naka jekk loolu moo mas di am ndax ci Covid bi jàpp naa man li ma ci def bëriwul ku ko ci def te loolu journaliste yi ñëpp xam nañ ko ñi may àndal xam nañ mais mooy li ma la wax bëgguma leen loo xam dama koy jëf di ko jëf boo xamante ne doo ci am gërëmal suñu borom. coowul politique rek nga cay am man loolu taxul may jëf lu may jëf rek suñu borom ay tax may jëf ndax dama gëm ne doomu aadama yi soo leen dee jàppale comme li ma waxoon léegi rek waroo wane seeni kanam ci ay télé door leen a jàppale suñu demee ci seeni kër ñu leen di xool ne ñoom ñii kat ñoo nekkoon fee ci kër ga doon rek ñu leen di jox ceeb man loolu laa gëmul man loolu du sama xalaat du sama doxin man dama bëgg nit ki soo koy dimbale ko ci yàlla tax bàyyil ba guddi nga taal say oto ñu topp kër yi nga xam ne yelloo woon nañ ko fu ñu dem wàccee fa saako ceeb jox leen suukar di ko jàppoo fan yi yëpp fas yéene nañ ko ba ñuy woori ba saa su jeexee mais incha allah suñu bëgg-bëgg daal mooy fexe ba ñi nga xam ne war na àgg ci ñoom mu àgg ci ñoom. ak honorable ginnaaw loolu lan mooy actualité parti démocratique sénégalais ginnaaw benn activité bi ngeen defoon lancement vente de carte yi ba léegi dégguñu leen si dara ndax yéen a ngi tenir seen majorité ba léegi. waaw xam nga suñu majorité koo xam ne ba léegi fa mu ne woon fa la ne ndax toujours damay wax ne PDS moom parti la boo xamante ne. seeni militant mën na ne tekk xalu ndéef la waaye saa soo làmbee rek fekk fa safara ndax gëm naa ni PDS fa mu nekkoon ba léegi foofu la ne dara wàññeeku dara soppeeku. damaa dégg dem benn responsable réew mi wax ni lëkkaloo mburoog soow bi day tax département bi day yomb si benn bokk yaakaar si benn ndaje bu amoon si ñoom benn bokk yaakaar est-ce que loolu mën na firndewu. xam nga loolu mënul firndewu ndax li tax mënul firndewu li ñuy wax da ngay xam ne teewuñ ko ci xam-xam. dernière élection législative boo xoolee benn bokk yaakaar amoon na ay 37000 voix mais boo xoolee coalition bi nga xam ne mburu ca la newoon coalition boobu 1200 voix la amoon ci département Mbacké kon 1200 voix su fekkee 37000 loolu day wane ba léegi 38000 voix yi ba léegi rombaguñ ko te bul fàtte ni ñun amoon nañ 50000 voix et quelques ba pare li ëppoon ci électorat Touba ñu fexe woon ba voté wuñu woon ndax électorat bu wote woon ñun danañ am 100000 voix ñoom ñu ne am ay 40000 voix gën kaa bari kon li wér ci wóor mooy tey la PDS gën a am doole ca bala ñu ko woon a xam ñu amalaat élection suba. voilà seen militants yi est-ce que duñu dem ba xaddi wala ñu influencer leen ci ay financement wala ay genre xaalis yooyu ñu leen a jox ak yooyu parce que gis nañu ni depuis 2017 ngeen nga dem élection yéen waa PDS. waaw xam nga waxoon naa la ko léegi militant PDS kenn mënu koo influencer militant PDS du ko ñuy jënd parce que militant PDS dafa am gëm-gëm. ndax damay wax ne toujours PDS lu ko àggali fii mu agsi tey nekk ci opposition 26 ans jël pouvoir maanaam ñàkk pouvoir continuer waat amaat doole ba léegi PDS rek moo ko mas a def beneen parti bu mu mas a doon rek ba mu ñàkkee pouvoir rek tasaaroon ba mu des PDS tey la gën a am doole ndax toujours damay wax ne PDS fi mu wutee ak yeneen parti yi mooy PDS dafa am ay militant yoo xamante ni ñi nekk ci bopp parti bi moomuñu leen suñu àndee ak parti bi ñu ànd ak ñoom bis bu ñu bàyyi parti bi ñu bàyyi leen parce que militant yi ki ñu gëm mooy président Wade lañ gëm Karim Wade lañ gëm. voilà. parti bu mag la am na ay mouvement si biir ay kuréel yu bari si biir ay UJTL ay Karimis nan la ko Serigne Cheikh Mbacké di gérer ba stabilité am parce que dañuy dégg parfois ay tendance si seen biir parti bi. xam nga boo gisee fii amul coow amul tendance mooy man ku ma xam-xam ne nit laa koo xam ne toujours damay tëddee njaaxanaay mooy lépp lu may def ñëpp ko bokk lépp lu may def ñëpp laa koy àndal yéene bi ma am ci ñëpp it ñëpp laa ko boole.
nekk nit koo xamante ne aussi toujours it sama doxalit mooy dëgg toujours rek ci laay dox mooy kenn ku nekk la mu moom dama naan diw mi moom li nañ ko bàyyi. parce que nit ki toujours looy joxe wala looy wax xoolal sa diggante ak yàlla ak sa travail bàmmeel ndax nit ñu ci nekk yow mi nekk ci bopp bi xam nga kenn ku nekk lu muy peese kenn ku nekk fu mu toll xam nga ko kon kenn ku nekk lu mu doon xam naa ko loolu nag toujours loolu laay jiital ci kan moo tax toujours amu ak problème. polémique amoon na fi temps ci tournée bu kenn fi bokk opposition bi amaloon ci chantier wu président Macky Sall yi 80 milliards en cours ñi naan amul ak yooyu yow dossier yi miin nga ko da ngay plaider Touba tey président Macky Sall taxawaayam ci Touba noo ko jàngatee. xam nga Macky Sall li ma gëm mooy bi mu toogee léegi deful dara ci Touba man nag lu ma la wax damay indi loo xamante ne ay preuve lay doon. boo jëlee tey li nga xamante ne mooy wàllu li nga xam mooy wàllu ndox mi bi mu toogee léegi 3 forage la fi def Ablaye Wade lu mu néew defoon na fi lu mat 15 forage moom toog na fi mandat ba mandat mi jeex ba bu duggaan mandat ba mandat mi di bëgg a jeex Touba ba léegi tey la ñu gën a ñàkk am ndox ndax màggal gii jàll li fi am ba Touba dalee woote màggal ba léegi jàpp naa 1960 ba léegi daal jàpp naa màggal gu ñàkkee ndox ni màggal gii jàll mësula am ci màggal yi fi mas a jaar loola nag tontu la ci wàllu ndox mi ndax li mu war a def na ko wala defu ko réponse bi mooy màggal gi jàll lan moo feeñ li feeñ mooy ñàkk ndox gu metti gu am ci Touba loolu rek wane na ne kon deful liggéeyam ci côté boobu. boo jëlee wàllu tëli yi gis ngeen ko tëli bi nga xamante ne moo jëmoon Saam entreprise bi ko gagné war a tàmbali ñu xëy récupérer affaire bi joxaat kenn xamul mbir mi nu muy doxee dara leerul. maanaam kumba am ndey kumba amul ndey boo nekkee xaritam daal wala nga ne xaritu madam mun na jël lee nangu ko ci nga xam ne moo ko yelloo woon jox ko xaritam wala xaritu madam wala seen xaritu bopp ci loolu daal la ñuy dox. boo jëlee tëli bi nga xamante ne moo jógee kër sëñ Mbacke Madina Darou Khoudoss jaar ci tookër ba tookëru sëñ Mbacke Madina bi jëm si xaayra ñëpp gis nañ ne ñaari voie la waroon a doon bi ñu demee ba ci biir la ñu mujjee mooy ne benn lay doon benn boobu ba léegi si gis ngeen chantier demul fer liggéeyuñ fa dara lépp taxaw na dara doxatul. boo jëlee itam ci wàllu assainissement wax na mi ngi fi def 7 milliards 800 millions yéen dama leen di laaj 7 milliards 800 millions fu mu dugg ci Touba. non nee nañ sax léegi 23 milliards la moo fi nekk si wàllu eau usée ak tamit eau de pluie waaye 174 milliards la ñuy wut fii ak 2030 mooy plan directeur bi mais 23 milliards donc moo duggagul d'après li ñu waxoon commune temps yi. xam nga man dama jàpp ne yàpp Touba mënta weesu loolu ndax ba ñu koy wax dañoo waroon a invité ñun ñu teew suñu ñëwee ñoom suñu waxee ñun danañ génne document yu wér li fi dugg mais malheureusement yu mel nii su amee bu ñu koy def dañuy ñëw xuumtoo ko toog ak ñoo xam ne xamuñu lu xew su ko defee bu ñu toogee wax lu leen neex presse bi toog ñu wax lu leen neex ci li ñuy wax dara amu ci. fii Macky Sall li mu fi defagul ci li mu mujj a wax mooy bi ma demandé pour ñu amal li nga xamante ne mooy session extraordinaire pour ñu déglu képp koo xam ne sa loxo mas na laal ci wàllu inondation ñoom ñu ne ñoom duñ def loolu li ñuy def mooy amal li nga xam ne moom la ñuy wax mission d'information bi mu ñëwee rapport bi nga xamante ne directeur bi nga xam moo yor wàllu assainissement la mu wax dafa leer naññi. ONAS dafa waxoon ne li nga xamante ne moom lañ def ci Touba mi ngi toll ci 7 milliards 800 millions boo jëlee tey am na benn trou boo xam ne mi ngi nekk ci tëli bi nga xam ne moo jëm Guédé boo ñëwee ba fi ngay jàddee jëm kër sëñ Bass Abdou Khadir boobu rek ñi ngi ñu ko facturé 130 millions moom la ñu ko facturé ma leen di laaj ndax loolu yanu na maanaa wala déet trou su ndaw soosu rek pour wan la ne la ñii dañu yeb waa Touba ndax suñu ne 7 milliards 800 millions dugg na Touba ci wàllu assainissement man jàpp naa yëpp Touba mënta weesu loolu. bu ñëwee si wàllu santé également ñu ngi tabax hôpital bu bees boo xam te ne day nekk hôpital sous-régional ak tamit bâtiment benn R4 boo xam te ne dina mottali ay lal si foofu hôpital Matlaboul Fawzeyni. xam nga gouvernement Macky Sall moom wàllu hôpital gis ngeen ne affaire yu jóoj njaaj rek ndax départ hôpital bi ñëpp gis nañ la am entreprise bi ko njëkk a gagné génnee nañu 16 milliards. 16 milliards yi laaj naa ko ba tey assemblée nationale xaalis boobu anamu 16 milliards yooyu ay nit ñoo ko séddoo lekk ko mujjul fenn président Macky Sall xam ne su continuer coow loolu mun na indi problème mu dagg contrat boobu joxaat ko beneen entreprise pour que entreprise boobu ñëw tabax hôpital Sénégal perte 16 milliards voilà. loolu commission la ñu wax.
ah mais ñëpp xam nañ ni mu demee. ñi ci seen loxo laal it ñëpp xam nañ leen. c'est pas la peine ñu tudd seen i tur. parce que Touba xam nañ ñan la. fichier bi bëgg dem Oumar Sarr njiitu parel bi ma ko dalalee dafa wax ni normal na baax na fiable na dem élection dong moo des yéen opposition bi temps yi ne ngeen loolu fiable yéen lu ngeen gis ci fichier électoral bi. xam nga fichier boo xam da nga wut say experts yi li ñu génnee ñoom sax wane nañ ne dara baaxul ndax li ñu laajoon lépp bi ñu ko laajee ñi leen waroon a jox dossier yooyu dañ leen a gàttal xam nga loolu rek wane na dara leerul ndax boo jëlee say experts sax jàpp ne ñooñu dañ la lii bi ñu ñëwee question yi leen laaj yu ci bari état du Sénégal dafa bañ nangu cee tontu kon wane na ne dara leerul ca nun opposition bu ñuy dem dañuy dem ci fichier bu leer nañ beneen bi ci des élection yi suñ bëgg-bëgg mooy ñu amal ko ci nu mu gën a gaawee ci année bii parce que élection locale dafa war a am bu ñu àggee 2022 ñu mën a amal élection législative mais lii lépp muy def lenn rek la ci jublu mooy bëgg a dàqaat élection législative ndax xam na ne bu demee élection du am majorité assemblée nationale ca bu boobaa xam na ne du gouverneur dañ ko fiy jëlee. voilà retour Karim également coow li bare na am na ñu wax ni sax moom li muy wax naan révision procès mënta nekk du moment que juge yi boobu dañ leen di soofantal wala boog dañuy wax ni ñoom li ñu liggéeyoon baaxul li ñu war a def mooy ñu amnistie moom ak ay moroomam est-ce que loolu gis ngeen ni mooy solution bi. non ñun mësuñu demandé pour ñu amnistier Karim Wade suñu bëgg-bëgg mooy ñu ubbiwaat procès bi parce que procès bi Sénégal yëpp xale bu ndaw bi dox ci mbedd mi sax boo ko laajoon ne ko lu Karim Wade def danaa la deful dara ñoom ñi nga xam ne ñoo jàppoon Karim Wade tëj ko ci kaso bi wër àdduna bi yëpp ba léegi si kenn mënu la génne benn 1 franc wala benn société wala terrain boo xam da nga naan li Karim Wade ko moom amul nit nag su fekkee ne da nga koy jàpp tëj ko ci kaso ci doole wër àdduna bi yëpp jàppoon ne da nga gis dara gisoo dara dangaa war a d'accord ne damaa juumoon jéggulu askan bi bàyyi jàmbur ubbiwaat procès bi jàmm na ñooy ndax Karim Wade moom bosam dafa leer nañ Sénégal yi yëpp la koo laajoon tey ne ko procès Karim Wade loo ci gis danaa la gisuma dara loolu nag wane na ne vraiment jaadu nañu ubbiwaat procès Karim Wade xool nan lañ koy réglé delloowaat ko ay liyam ndax ay droit am sax mosu koo ñàkk ndax Karim Wade élection yi jàll juge bi nga xam àtte nañ ko ba pare bi procureur Antoine Diome demandé pour que maanaam ñu xañ ko ay droit civil am automatiquement juge bi da koo xamal ne ko mënuñ koo xañ ndax deful guerre deful détournement ku deful guerre deful détournement kenn mënu koo xañ ay droit civil am. enfin découpage bi indi na coow foofu noonu si Bambilor jeunes yi doonoo bañ taxaw ni duñ ko nangu lan moo sabab loolu. xam nga li sabab loolu mooy doxinu président Macky Sall mooy lépp lu muy def ci doole la koy defee du am diisoo du am waxtaan du am dara day xëy benn bis rek génne dara ndax boo seetloo tey. ministre bi nga xamante ne moom la ko def loo tey muy Amar Gueye président Wade moo defoon découpage lan moo waraloon mu defoon découpage jamono jooju Amar Gueye moo nekkoon maire ñu gis ne suuf si ni ñu koy yoree ak doxalin yu baaxul dañ koy caxat-caxate ba taxoon mu dagg ko lii mu jël ko taf ko ci Bambilor bàyyee leen li Sangalkam pour que maanaam foofu noonu ñu gën ko mën a saytu boo xam day jaar ci yoon tey jii bi mu toogee tey nekk ministre bi tey li mu njëkk a def erreur bi gën a garaaw mooy nekk ministre ba pare wàññeekuwaat dem commune yi nga sësool ngay dagg ci ñoom di dolliwaat ci sa commune bopp bi nga nekk maire dama jàpp ni erreur mënta weesu lool. bi ñu demee ñoom bay def découpage la gënoon a rafet Macky Sall bu fekkoonte nit koy xalaat la day wàccee Amar Gueye nommé keneen ministre boobu mu yor ko mais Amar Gueye mënu la ñëw. waaw conflit d'intérêt day am ndax mënu la ñëw ci dëkk bi mu dëkk maanaam commune bi mu dëkk dagg yeneen communes yi di dolli ci commune am Macky Sall di nangu lool mais loolu erreur mëntu ko weesu askan boobu duñu mën a nangu mukk ne lii Amar Gueye di def lu baax la ñoom la ñuy jàpp rek mooy intérêt personnel am la bëgg na récupérer ay communes yoo xam ne ay suufa nga fa ak communes yoo xam ne am nañu ay xaalis mën na faa génne pour que moom commune am mën a dox pour que moom mu mën a doxal politique am. loolu légalité yéen assemblée lu ngeen si dégg est-ce que war na jaar foofu noonu wala. non xam nga affaire bi li ciy jiitu d'abord mooy li ñu war a def nga xam ne mooy acte bi njëkk mooy communes yi ci boppam préfet yi dem laaj leen bi ñu demee ci communes yi ñoom dañ ko rejeté léegi nag ñu ngi toog di xaar Macky Sall ba xam lu muy def voilà. jërëjëf honorable